dafa bloqué wu ci biir Sénégal kenn deful bac épreuve physique kon liñ ciy wax nguur gi mooy tey pour jàmm dellusi ci biir l'école bi moom moo am responsabilité boobu te li nga xamante ne moom moo ci war rek mooy respecter li nga xamante ne moom lañ tënk ci li nga xamante ne mooy protocole d'accord bi pour que jàmm mën a amaat ci biir l'école bi. mu ngoog Mansour seen ay sàkkuteef ak itam li tax ñuy grève mën nañ leen ko nangul. xel mën na koo nangu alors que lu ñu daalante woon ak kilifa yi dañ leen lu ñuy sàkku la bu fekkee accord nañ ko respecté bu fekkee nekkul accord nañ leen woo ci wàllu négociation foowe niveau xale doy na sëkk ba kii cee yokkaat nag foowe diplôme bi ñu war a def muy baccalauréat c'est très sérieux moi je me pose la question est-ce que kilifa yi ñu ngi bàyyi xel yenn saa yi ci danger yi nga xam ne moom la ñuy courir ni ñu war a joxe fulla gëdd suñu njàng mi ak suñu diplôme yi pour mu am benn validité mais dem ba yegg ci bis bi ñuy defay examen jàngalekat yi di grève loolu motivé wul kenn te it lu graaw la te kilifa yi yëg nañu ko laataa grève bi yëg nañu comme ni mu impacté système bi kon lu tee ñu jël seeni ay responsabilité man loolu moo ma gën a jaaxal xade et je pense que bu fekkee dóor bi dal na nag xam nañu ni dal na je pense war nañu jël seeni ay responsabilité ba xëy na duñu dóoraat parce que fi metti na te kenn du responsable ku dul gouvernement bi mu ngoog Léopold li ñu nemmeeku ci reportage bi suñu reporter def mooy ni élèves yi ci boppam dañu inquiet ñoom ñoo gën a sonn daanaka ci yëf yi ci bras de fer bi entre gouvernement bi ak syndicat ñoo gën a sonn parce que année scolaire bi dafa bari ay grève yoo xam ne yu toppante te loolu nag ci élève daf koy perturber parce que day am ay temps yoo xam ne day am lu ñuy wax la rupture boobu ñuy toog noonu xale yi nekk ci bedd bi ak yooyu ay année la ay heure la yoo xam ne mënoon nañ koo jàng je crois savoir ne que je me koy wax très souvent aussi c'est vrai ne que ñi nga xam ne jàngalekat yi dañuy nekk seen dëkk mais bu ñu nekkee seen dëkk yenn saa yi tamit il faut que ñuy amoindrir lu ñuy wax l'onde de choc onde de choc bi mooy maanaam bu ñu toppee gouvernement bi parce que xale yi suñuy doom lañu dañu war a màgg ëllëg ñoom ñoo war a jël li nga xam ne ñoom ñoo war a jël réew mi ñoo ko war a jël war koo mun a doxal ci yoon mais xale yooyu pour ñu mun leen a doxal ci yoon il faut que ñu leen di protéger contre les grèves répétitives dafa bëri trop et puis véritablement day créer benn psychose chez les enfants mais je comprends aussi ñi nga xam ne ñoo di professeurs yi ak maîtres yi parce que en réalité l'État su waxam dafa war a mun a doon une sacralisation c'est-à-dire que soo xasee ba joxe sa kàddu war nga ko mun a sàmm ci yoon te véritablement noonu la war a mun a demee mais ñoom itamit il faut que quelquefois nag ñuy mun a assouplir un peu mooy maanaam grève yi ñuy def parce que grève yooyu véritablement tôt ou tard day impacter sur ces élèves là yi nga xam ne ni jàng rek moo leen ñor. mu ngoog Léopold ñu wax ci beneen ni xeetu grève muy grève u xiifal boo xamante ne ñu nekkoon ay liggéeykatu biscuiterie weex bee tàmbali nañu ko ni ki démb naka noonee nag ñoom toll nañu ci juróom fukk ak benn yi ñu bëgg mooy ki nga xamante ne moom la ñu doon liggéeyal mu fay leen seen ay indemnité de licenciement ginnaaw kon bi mu leen dàkkee woon moom mi ni mel nag dafa mel ni nanguwul fay yooyu le koppar donte bi ñu demee ci yoon ñoom liggéeykat yi ñoom ñoo am dëgg démb am na ci koo xamante ne jot nañu ko rawale hôpital am na ci ñeneen ñoo xamante ne itam dañu sonn torop bu ñu sukkandikoo ci ki ñu dénk seen kàddu di Amadou Diallo ñu déglu ko. démb rek évacué nañu suñu benn camarade Assane Diop parce que dund gi ni dund fii dee moo ko gën quoi waaw ñun nag justice sénégalaise daf ñoo bëgg a teg loo xam ne wax dëgg yàlla duñ ko nangu parce que mënuñu ñoo tooñ dàq ni ba noppi ne duñ ko fi waxee wala duñ ko fi defee moo tax ñun dañoo fas yéene xiifal ba dee fekk ñu si parce que nag li ñuy xeex suñu droit la suñu àq ak suñu yelleef la moo tax ñun fas a gunoo yéene bàyyi waaw fekk état waxul suñuy dossier ñun duñu bàyyi bu soobee yàlla suñu employé Raymond Wex bi dafa ñoo tooñ dàq ñu nañu dem leen justice Sénégal mu ngi sama biir poste depuis boobu ñuy daw suñu ginnaaw dossier def nañ fi marche pacifique def nañ fi tamit conférence de presse dafa sottiwul léegi nag ñu ngi xiifal depuis démb te bu soobee yàlla xiifal bii bañu ñu si ba dee si parce que aussi suñu dëgg la ñu nekk waaw vraiment wax bi daf ne woon justice Sénégal mu ngi si poosam mu fekkee ne nag loolu dëgg la duñ see bëgg a xam dara waaw ñun pareeguñ sax pour bàyyi gisaguñ nag benn autorité wax dëgg yàlla autorité étatique yi kenn ñëwagu fi kenn seetsee guñu kenn waxul ak ñun nag ñu ngi toog jàpp si yàlla fas yéene continuer suñu xiifal ba lu yàlla def. ngoog Léopold yoon ñoom la jox dëgg waaye ba tey ki ñu doon liggéeyal moom nanguwu leen jox seen ay indemnité
mais il appartient à l'État mu protéger ñi nga xam ne ñoo di ay travailleurs ce sont ñun ñëpp dañoo tënku ci État. tënku ci ki nga xam ne moom la ñu votel muy Macky Sall muy président de la République war na mun a protéger bépp citoyen sénégalais boo xam ne dañoo violer ay àqam parce que ñii dañoo liggéey ñu war leen mën a jox seeni payoor te jox ñu leen seeni payoor loolu nag bu amee day fekk peut-être que dafa am benn État boo xam ne day seetaan État warul mun a seetaan loolu parce que lu mu mënta demee tamit ñii dañoo liggéey ba pare seen aw ñàq ñu war leen koo mën a fay te ba léegi fayu ñu leen ko loolu nguur gi war mënul toog di ko seetaan parce que lii c'est pathétique parce que soo xoolee ba léegi grève de la faim dafay bëri ci li nga xam ne ni atum ren ji ak daaw ay grève de la faim mais loolu yëpp su amee la plupart du temps ñii di def grève de la faim ñoom ñoo féetewoo dëgg bi mais nit boo féetewoo dëgg bi ba pare nga nekk ci sa àq yow tamit il faut ñii nga xam ne ñoom la ñu fal ñooñu ñëw jàppale la parce que entreprise yi nga xam ne ñoo fi nekk ay étranger nekk fi bu ñu leen di permettre ñuy def lu leen neex ce n'est pas le Sénégal n'est pas un pays de toutes les permissivités. nit boo xam ne saa bu ñëwee rek nga ubbi sa entreprise nga recruter ay sénégalais nga yor leen ba pare doo leen fay normal ba pare doo leen yor seen couverture maladie doo ko yor normal donc finalement personne ne sait fan la ñu jëm. parce que en réalité il faut que l'État puisse taper du poing sur la table pour dire à ces entrepreneurs là quand vous prenez un de nos fils et que vous les faites travailler mais forcément il faudra que nga wàccoog ñoom li nga xam ne mooy seen dige. Mansour ndax justice amuñu ci part de responsabilité ndax bu ñu àttee dañu naan diw fayal rek waaye bañ koo topp. justice def na liggéey waa Khady. li ci des gouvernement bi la ngir mu jël ay responsabilités te du ma tudde kenn complice ku dul gouvernement. parce que bu leen neexoon ñu weñ loxo kii moom entreprise bi. te gis nga li ci gën a bon mooy kii di liggéeyloo ñii am na feneen fu mu ubbi beneen usine bu bees. ngir mën a fay activité ni mu ko neexee ñi nekkoon ci bu màgget bi mu soppi leen ci liggéeyu beneen sénégalais bu mu recruter pour mu defal ko le sale boulot loolu moo bon ci Sénégal c'est-à-dire que bu ñu la bëggee rendi dañuy jël beneen sénégalais moom moo lay rendi bu entreprise étrangère ñëwee fii Sénégal pour fay le salaire 200 000. ab sénégalais moo naan ko mun nga am ñu la liggéey lu mel nii ci 50 000 wala 75 000 francs. c'est-à-dire ak mbontale goo xam ni dafa nekk ci xolu nit kuy ñi nekk ci entreprise étrangère te am fa poste de responsabilité. doon ay complice ci ni ñuy exploiter doomu Sénégal yi ñii waxtaan ak ñoom sale boulot bi ki ko def c'est un sénégalais boo xam ni xëy na sax retraité na ci fa mu doon liggéeyee moom dafa dem toogi. moom la ñuy woo pour mu ñëw ren di yeneen sénégalais yi tollu seen digg activité. permettre étranger bi mu sacrifier ñi pour ubbi beneen usine nekk ci leneen ñu jàppande la ko suuf defal ko exonération dimbali ko ci ay domaines yu bëree bëri muy defee maa tey mel ni buur ku bëgg ànd ak moom mu lay fay ay mètres nga complot ak moom mu bàyyi la ngay liggéey ku opposé wala nga demander quoi que ce soit mu sacrifier la mais loolu dem ba mu sacrifier ay liggéeykat yu bëri tribunal jox leen dëgg mais ñu toog di seetaan. waaye nag état buy seetaan ay doomam di def grève de la faim te moom mu war leen a fay du weñ loxo keneen naan ko fayal samay doom. parce que waa SIAS yeeg waa SOTRAC yeeg waa AMA Sénégal yi def grève de la faim état moo leen ameel xaalis. comme état amee leen xaalis fayu leen ba ñuy def grève de la faim du weñ loxo keneen naan ko fayal mais gis nga xeex bi nañu ko continuer di ko xeex parce que ni ñuy exploiter di ko muucoo deretu Sénégal yi. dafa ëpp te mu ngi bëgg a buuju nag. ba ci sax léegi sociétés yi bees yi chinois yi bi ñu fi soog a ñëw ñi jëkkoon di liggéey ak chinois yi. dañ doon ok. mais biñ ci dugalee ay sénégalais tey boo demee ci camionneurs yi daw ci autoroute bi ñuy tabax diggante Kër Ballaloo ak Fatick. camionneurs yi li ñu leen di fay non seulement ay miettes la di leen exiger par exemple boo ngay daw 4 voyages wala 3 nga daw 2. dañu koy dagg ci sa salaire parce que dañu naan yaa tey di yeexantalu oto bi xeetu mbuggal goo xamante ni mënoo gëm ni dinañ ko def nit ci biir réewam te ab étranger di ko def ci biir réewam. sans compter ñu nekk ci péage bi nag ñoom takk nañ fa ay morceaux yu xonq taxul sax ñu jox ko benn buzz alors que ñëpp ci waroon a jàpp parce que société intérimaire boo xam ni mais gis nga ñi femme de ménage yi nekk ci autoroute boobu noonu. gis nga gaaf kook bis bu explosé bis bu feeñee c'est-à-dire benn société la boo xamante ni bi xamoo société póot la.
xaw ma société lan la. di exploiter jigéen ñi dafa leen contrat wu 3 mois di mucc seen deret mais yii dafa war a takk Sénégal. mu ngoog Mansour ñu waxati nag ci coowal fukki liir ak benn yi ñàkkoon seen bakkan ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane sage-femme ak aide infirmière yi ñu ci tegoon loxo tey ci bu su tey bi kon amati nañ ab retour de parquet agent de santé yu Thiès yi nekk ci grève amaloon nañu ñoom itam mobilisation bu mag a mag ci bëccëg gi ca buntu tribunal grande instance bu Thiès ba tey ñu wax nag jëmale ko ci leneen